ne lu jërëb waaye xel la waaye vidéo bu dangereux la. Down and eat out of that barrel. Today, the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. moom Bill Gates mu ne tey natt gu mag ki nar a dal àdduna du doon ay bomb déedéet mais ab virus bu mel nii ngeen di seen moo nar a dal àdduna. Anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather. mu dolli si ne moom Bill Gates bu amee lu nar a rey lu toll ci fukki million ngi doomi aadama fekk at yi di ñëw ab virus lay doon virus boo xamante ni dañ koy wàllante mais du doon ay xeex wala ay jaamaarloo du doon itam ay missile déedéet mais ay microbe lay doon. dañu préféré diffuser leen vidéo bi ngeen gis date biñ ko publier gisal seen bopp virus bi nga xamante ni Bill Gates moom la prévoiroon te tey ñu mën ko méngaleeg coronavirus. lépp dañ ko planifié woon ba toog léegi nag moom Bill Gates bi jàpp ni dañoo war a jaar ci ay vaccin pour wàññi limu doomi aadama yi nekk ci àdduna bi moom bi coronavirus bi feeñee jàngoro joo xam ni prévoiroon na ko ay at ci ginnaaw maanaam juróomi at ci ginnaaw moom Bill Gates génne lu toll ci $50 millions pour ne dafay xeex coronavirus. mu ne ak investissement boobu noonu dinañ créer lu toll ci 20 000 jàpp 30 000 médicaments yoo xamante ni daañ ko testé te lu toll ci 12 sociétés pharmaceutiques ñoo ko nar a defar. ñu rax ci doole ne daañ ko yombalal dëkk yi nga xamante ni dañu néew doole comme suñu réew yi ñun waa Afrique. donc il faut que nit ñi yeewu rawatina suñu autorités yi pour comprendre li nga xamante ni ñu koy préparer. ak coronavirus bi nii occasion bu rëy a rëy la pour ñi nga xamante ne nii dañoo bëgg a wàññi population mondiale bi te bu ñu moywul ñun ñëpp kenn ci ñun narta dund. li gaa naan l'heure est grave dëgg l'heure est grave parce que man daal jaaxle naa vraiment tubaab yi lan moo tax ñu bëgg a éliminer peuple africain après ñoom ñu jël la terre d'Afrique ñu s'emparer ci parce que richesse yi nga xamante ne moom moo nekk ci Afrique moo feeñ ci Afrique ci ay pétrole ci ay or ci fer ci bauxite ci zircon ci lu nekk ci àddina bi rek dégg nga mu ngi feeñ ci Afrique léegi ñoom dinañ def lu tout pour jéem a éliminer peuple Afrique ngir ñu mën récupérer Afrique ñoom seen idéologie biñ gëmoon ba léegi ñu ngi ci mooy lan mooy jël Afrique def ko muy seen paradis terrestre yaa ngi dégg l'Afrique sans les Africains moom lañ gëm te ci lañ nekk vraiment ñun ñu ngi ci buntu ñu sacrifier ñu xaw ma suñ dirigeants yi yëg nañ ko xaw ma suñ dirigeants yi yëguñ ko xaw ma dañ ko yëg ba noppi ñu nekk ay complices avec tubaab bi ci loolu noonu waaye vraiment l'heure est grave pour le peuple africain war nañ ci bàyyi xel nag parce que man vidéo yi de tout bord la may dikkee te vidéo boo ci jàngat rek da nga gis ne éliminer peuple Afrique moo leen tax a jóg xoolal yeneen vidéo yi ci suuf ñooñu doon jouer film bi ñooñu aussi muy wone naka la virus di propager woo naka lay tasee ci biir àddina bi. Moi, nous lui faisons peur. Il n'a aucune notion du temps, aucune notion d'espace. Pour lui, on pourrait être au Moyen-Âge, si ce n'est qu'aujourd'hui, il peut tranquillement voyager dans ce grand cylindre en métal pour voler d'un repas à un autre. C'est comme ça que démarre une épidémie. loolu mooy commencement wu dégg nga épidémie a gis ne dañ koy joxante te virus boobu noonu boo seetloo ba seetlu day gis ne loolu ñoom ñoo ko créé pour rek jéem a yokku mortalité dégg nga àddina bi waaye surtout ñu ngi envisager peuple Afrique dégg nga déglul kooku aussi doon wax ne na ngeen moytu ñu ñëw di leen vacciner yéen africains yi dëgg-dëgg. Non au vaccin en Afrique. Non au vaccin en Afrique. Il faut pas vous faire vacciner parce que c'est un piège. ñun Afrique jar nañ jóg seetaat surtout suñ dirigeants yi jar nañ jóg taxaw ñu yeewu nag ñu yeewu dëgg-dëgg yeewu jot na dirigeant africain yeewu
pour ñu xam xaqiqatan lan la ñuy fexeel Afrique ak fan lañ jëmee Afrique. tubaab yi don yi ñuy defal yëpp du pour neen tubaab yi fexe maanaam li ñuy defal nii yëpp may yeeg dégg nga war nañu ne man maay seen partenaire dara du ci neen dara du ci dëgg ñoom duñ def ci neen. benn bis maa ngi déglu benn tubaab mu ne ñoom dañuy dund rab yi ni ñuy dundee ci forêt bi te dund biñ ciy dund maanaam dund rab yooyu mooy dund gaynde la ñuy jël parce que gaynde su séenee moom lim maanaam benn proie maanaam li mu bëgg a lekk daf koy lekk du ko seetaan mukk moom muy dee ak xiif faw daf koy lekk rek te mu dem moom yoonam nekku ci te foofu lañ nekk ñun ñooy proie wu occidentaux yi ñun lañ bëgg a lekk te ñun ñu gëmm ba léegi xaw ma suñ dirigeant yaa ngi nelaw ba léegi ñun lu ñëw yóbbaale ñu lu ñu dal rek il faut suñ dirigeant yi ñuy toog di xaar occidentaux yi mën ñoo ñëw dimbali ñu waaye ñun kañ la ñuy yeewu suñ dirigeant yi gënoon a mag gënoon a am xel gënoon a bëgg Afrique pour dimbali Afrique pour Afrique gën a juddu taxaw te éliminer nañ leen ku ci jéem a taxaw Afrique pour Afrique taxaw rek ñu éliminer ko ñun fan la jëm ak occidentaux yi vraiment jar na Afrique yeewu waaye jar na suñ dirigeant yi bu fekkee dañuy nelaw ñu yeewu ñu xam lan la occidentaux yi soxla ci ñoom te pourtant li occidentaux yi bëgg ñoom gënuñu ci yey ñun ay mbindeef lañ ñoom ay mbindeef lañ ñoom niñ nekk ay der yu weex ñun noonu lañ nekk der yu ñuul te ñu fier ci suñ der yu ñuul yooyu noonu alal bi ñu yàlla dénk pétrole fer zircon kii nu mu tuddati marbre dégg nga ak or dégg nga ak yeneen gaz yaa ngi dégg ak yeneen matière première yoo xamante ne dégg nga dëgg africain yi buñ booloo woon di ko exploiter seen bopp léegi nga gis mbooleem occidentaux yi di daw di ñëwaat fii nii ci Afrique mais ñun ñu ngi nelaw ba léegi ñoom ñu won ñu ne comme ñun nous sommes incapables ñoom ñu ñëw di ko jéem a exploiter à notre place parce que yoruñu dara parce que mënuñu dara à tout moment ñuy jàppee ñoo xamante ne des faibles d'esprit ñoo xamante ne mënuñoo suqali dara ci seen réew il faut ñu ñëw di leen dimbali il faut ñëw di leen sarax te dëgg-dëgg richesse bi ñoom ñoo ko yor waaye ñun kañ la ñuy yeewu kañ la suñu dirigeant yi di yeewu te amoo foo daw jëm parce que amoo koo ko booleel amoo koo mën a waxal yaa ngi dégg te ñi koy waxal seen bopp mooy der yu weex yi ñooy waxal seen bopp seen plan yi ñuy tëral yëpp ñoom ñooy génnewaat encore di ko feeñalaat di woon africains yi mootu leen occidentaux yi dañoo ñëw pour éliminer leen jël seen réew mi. Alors pour ceux qui ont un peu les yeux ouverts, évitez d'aller vous faire vacciner par ce vaccin du coronavirus qui va certainement pas soigner le paludisme, encore moins le coronavirus, et certainement vous injecter d'autres choses. C'est pas le moment de vous faire vacciner. Absana à tous. wala jël seen suuf si wala jël seen richesse bi ñun ñu ngi nelaw ba léegi dëgg-dëgg léegi nag li Baye waxoon l'Afrique aux Africains lu war a sulleeku la lu war a taxaw la ba àdduna bi xam ne l'Afrique aux Africains ñun ñoo war a téel suñu bopp Afrique ñun ñoo war a dundalal suñu bopp Afrique ñun ñoo war a taxaw suñu bopp Afrique ñun ñoo war a tabaxal suñu bopp Afrique yaa ngi dégg ba Afrique mel ni Europe wala mu mel ni Amérique wala mu mel ni yeneen ak yeneen réew parce que l'Afrique est le lion